di suivre seen chaîne préférée Sénégal 7 TV ñu am ndekki bànneex ba tey rek di ànd ak yéen suñu programme gannaaw ba ñu leen nuyoo ko si nekk sa tur ak sant ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci partout dans le monde rawatina waa diaspora bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci vidéo bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais ci loolu tey dañu fas yéene doxantu parce que olof jaay ne lu def du wax lu ay di jàmbar li nga xam ne mooy feebar bu mag boobu nga xam ne moo lëmbe àdduna di coronavirus ñu gën koo xam ci Covid 19. alors ba tax tey ñu jël suñu caméra ak suñu micro fas yéene doxantu ci biir askan wi laaj leen seen gis-gis ak li nga xam ne rek moom nañu nekk di dund li nga xam ne rek mooy feebar boobu di coronavirus. man boo ma laajee ci feebar dama ciy sawar a wax li ma naqari nag sañ naa koo ñaxtu Sénégalais ndax man citoyen laa comme ñëpp waaw. léegi nag ba ñu waree jël suñu matuwaay mooy bañ koy dégg mu nekk ca Chine boobu duggagul Italie. ci la ñu waroon fatt frontière yëpp ñu bàyyi ba cas bi critiqué ku jóge fee gàddu sa valise ñëw Sénégal xam nga dëkk day am autorisation. donc wax ci coronavirus bi lu yomb la ndax lu ñu fàng wala fi ma ko wax ni kenn du ko jeex mi ngi nii bon kooku am na ñoo xam ne nag ñu ngi taxawoon donc ku niyee naan amul Sénégal ñëwul Sénégal ma jàpp tamit ni loolu. inconscience dëgg mooy loolu ndax lu dem ba jaral réew mu toll ni Italie ñu tëj seenum réew pendant combien de jours dara dox fa lu jaral tey jii waa France di une puissance économique ñu dem ba confiner leen dara yëngatu fa lu jaral fii ci Sénégal Cheikh Mouhamadoul Mountakha déboursé une somme de 200 millions teg ko ci loxo état du Sénégal ni leen def leen ko ci xeex bi ngeen di xeex ak mbas mi donc def naa loolu évidence la boo xam ni kenn mënu ko nier mi ngi fi nii xanaa nag ñu jéem a xool ginnaaw mi ngi agsi na ci suñuy tànk léegi ñu xool nag naka lañ ci war a mën a débarrasser woo assez rapidement ci kàttan suñu borom. waaw dëgg la feebar bi en fait mu ngi presque partout dans le monde entier egsi na si suñu réew muy Sénégal muy loo xamante ni bien sûr ñu ngi ko doon daw mais comme yegsi na rek nañu fagaru hygiène bi gën a yokk bu ñuy génn ñuy moytu comme on dit accolade yeeg booleeg nuyoo joxe loxo comme dañ koy tere. autant rek éviter ko et puis yenn mesures d'hygiène yi daf ci am solo parce que antiseptique yaa ngi fii ñu ngi koy jaay un peu partout ci yenn grande surface yi à la pharmacie et tout donc nee nañu loolu dinañu aar ci feebar bi man je me dis que am na solo quand même ça ne coûte rien am na yu ndaw yi et tout ça yu mag ça ne coûte vraiment rien te ils ont baissé les prix donc baax na ñu koy utiliser di ko am suñu sacoche bu ñuy génn ñu koy utiliser bu ñuy dugg suñu kër et tout c'est juste que rek hygiène te peut-être feebar bi ñëw na egsi na mais suñu borom lépp lu mu def rek am na li tax en fait day tax ba nga xamante ni nit yi dinañ gën a fonk hygiène dafa am solo ci nit am solo ci réew am solo ci xale da ngay xool dëkk yu bëri hygiène de vie dañ koy jàng xale yi dès le bas âge dañ koy jàngal muy xam naka la war a def su yeewoo lu mu war a def et tout man je me rappelle que ñun avant à la télé dañu ko doon jàngal daañu nekkee xale donc am na jour yoo xamante ne ay dimanche tout le temps dañ naan dafay émission di ñu jàngal nooy def nooy kii il faut dire merci s'il vous plaît il faut vraiment di ñu jàngal daal mais léegi loolu dafa xaw a raar trop ci li ma jot a seetlu donc ba nga xamante ni am na solo lii nii yegsi na mi ngi fi nañu am hygiène c'est juste ça. dëkk dañ koo war a toppatoo ba kuy dugg di génn ñu xam ko ndax ñun bu ñu jugee sunu dëkk ñun pour dem beneen réew balaa ñu fay dugg dañuy sonn trop ci ay lijjanti ay kayit léegi nag may ñaan sénégalais yi comme sàggan nañ ba mu dugg fi léegi nag ñu arrêté accolade beeg pàddante yeeg
dajaloo bi ci xew yi man mii sax di asulawbe maalaw bu mag bi Kiya Gueye alias asulawbe damay toog muñ ko ndax xew yi fa la ma génn ñi di teralee cin ba mu dëppoo ngéwél ba léegi feebar bi ya tax kenn di péegu ko lii tamit metti na ñu arrêté accolade yeeg kottante beeg paddante bi man moom ku ma nuyu tàkko bi laa lay may wala mu may la tànk bi ay laa génnee léegi man. ñu ngi leen di leen sant di leen ñaanal jàmm di leen wax ne leen feebar bi moom xam naa ne am na te bi ci tegee mooy dañuy ñaan yàlla rek mu gaaw a jeex parce que problème bi mooy feebar bi lu yàlla lu xam ni la yàlla moo ko wàccee la feebar bi yàlla wàccee la xam nga kenn mënu si dara dañuy fagaru rek li ñu ciy wax yëpp dafa war a am même bu fekkee ne sax feebar amul dafa war a am mooy set doomu aadama set te doomu aadama pour nga jaamu yàlla dëgg-dëgg sax da nga war a set te feebar bi set la ñu wax ne moom nga war di def heure bu nekk te loolu nit ku ne da nga ko war a def feebar bi nag mu ci réew mi dañoo war a fagaru bu baax li ñuy wax ñu def ko buñ ci bàyyi dara loolu daal laa ci xam waaw. waaw ceeb bi ak saa doon moom day gën a yokk rek ceeb moom mooy élection bi ñu nekk doomu aadama day set set dafa am solo maanaam li day tax nga gën koo yokk boo doon def benn tey nga gën def ci waaw nga gën a yokk nga gën a yokk set daal lépp loo doon def benn daal ci biir set bi nga gën koo yokk loolu la rek fexe daal ba mu jóge fi jàppandoo xam nga ba mu jóge fi daal rek moo ko mën a voilà rek ñaan suñu borom nañu naan yàlla suñu borom dimbali ñu ci ñëpp dimbali ci borom ak borom ñu def fermeture bi lu am solo la parce que gis na ni boobaat léegi mbas mi day jógee bitim réew di ñëw donc lu départ fii lu départ Sénégal donc luy départ bitim réew lu di agsi ñëw ba fii ci ñoom alors yéex nañu tëj frontière yi ou yéexuñoo tëj frontière yi dama bëgg aussi ñu fàttaliku ni ñun réew mu ndaw lañu aussi suñu lu bare mi ngi dépendre ci bitim réew donc xëy nii te xet ay frontière tëj même réew yi nga xam ñoo ñu ëpp doole sax gaaw ñu def noonu par contre tegoon nañ ci kanam jëloon nañ ay mesures yoo xam ni c'est ce qu'on appelle des mesures préventives fu mel ni aéroport yi ñoo fa doon def ay contrôle xëy na nag donc nit ñi aussi il faut ñu yeeleen ci maladie bi naka lay développé wu ci nit ki mën na ko yor ba pare nga ñëw contrôle la ko fekkoo ko mu feebar boo ko fekkul mu feebar doo ko mën a wax ni ko da ngaa feebar alors donc kooku bu génnee au bout de quelques jours maladie bi commencé à développé wu ci moom loolu moo tax c'était pas facile à gérer mais nag vraiment nañu remercier te féliciter nos autorités surtout ñu yor wàllu santé bi ak aussi ñu yor accès bi ci réew mi ndax am na ñu doon dem mu gën a garaaw noonu ay avions yi accès nañ fi ay nit traversé nañ suñu frontières yi mais yàlla dimbali ñu ci kattanam jàpp nañ ci ñenn ñoo xam ni amoon nañ feebar bi. waaw mesures yi kilifa yi jël boof je pense que amuñu choix parce que loo xamante ni la. feebar bu doy waar la ni muy wàllee gaaw lool tey mën nga am benn cas le lendemain mu yokk ba dépassé donc te fi nga xamante ni frontières yi fa lay étranger di jaar fa lay ñenn ñi feebar tamit mën a jaare muy aéroport un peu partout man je trouve que c'est une très bonne chose parce que au moins day rassurer Sénégalais ndaxte buñ ko tëjulee ñi bëgg ñëw ñëpp dinañ jéem a ñëw te bu ñëwee pour un laps de temps de seconde sax laa mën na wàll ñu bëri da ngay gis ku wàcc aéroport jël taxem bu feebaree fépp fu mu teg loxoom muy ci portière ba ci biir rek caddie bi muy jël di ci def bagage am en fait fépp fu mu jaar bàyyi na fa feebar bi donc keneen tam ñëw utiliser même taxi bi utiliser même laal yépp lu mu laal mais noonu lay def di law beneen nit wàccaat ainsi de suite donc man je me dis que c'est une très bonne chose et je me dis que bon voilà yéex nañ ko def donc comme daal yàlla dogal na ne toog nañu concerté wu nañ def nañ ko am na solo.
chetttt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.